mbokk yi asalaamualeykum ginnaaw ba leen nuyoo gërëm leen ñi ngi dikkaat ci xalaatu Bun Xataab ci la teranga point info ak la teranga TV tey jii ñuy wax ci parti Rewmi bu Idrissa Seck boobule parti nekkaat ci actualité bi du ni dafa gagné ay élection de du ni Idrissa Seck mooy président de waaye lu waral actualité bi mooy Thierno Bocoum yoroon kàddu parti bi waaye te di yëngu jëm ci wàllu communication di jokkoo ñu ko daan dégg lu bari ci parti Rewmi tey jii moo xëy bàyyi Idrissa Seck du ñàkk ni am na ñum bettul waaye ñun bett nañu ndax nit ki boo koy jàpp da nga koy jàpp ak ay kàddoom boo koy bàyyi da nga koy bàyyi ak kàddoom Thierno Bocoum bu parti Rewmi ñu gis ko ci combat yi bari mu nekkoon ci jamonoy Abdoulaye Wade ñu tëj ko ci kaso waaye tamit fitnaal ko jëm ci wàllu politique mu doon ko fidèle ci Idrissa Seck tey ji bu xëyee bàyyi ko dina nu bett élection législative yi ñu jógee bi ñu tabbee ba noppi tabbuñu ko wala ñu tabb ko mu génne ci boppam moom bi ñu ko laajee nangu ci wax ju bari waaye li xew nii tey mooy waral ni li nga ko tabbul député dugal ko ci li si neexu ko nam moom sax dindi na kàddu googu wax ni convenance personnelle waaye nag mbir mi sëb la ko bënn ma nga ca biir mu doon parti boo xam li muy yëngu bari na Thierno Bocoum doonoon ci député yu ñu gënoon a ràññee waaye tam doonoon ci député yi ëpp engagement ci biir assemblée nationale li jëm ci wàllu koppar sax ci assemblée nationale mu koy lijjanti ba tax mu ñàkk poste bu mu yoroon doon député simple mais teewul mu dee ak ay conviction bi ni assemblée bi tasee Thierno Bocoum dem toog nekkaatul député mais il faut que ñu analyser lan moo ko war a jëlee parti Rewmi est-ce que du frustration est-ce que du mer ci liñ ko ñàkk def député bu dee liñ ko ñàkk def député moo tax mu mer man foofu damay blâmer kii di Thierno Bocoum ndax nit ki am gore ñàkk gore lan waxuma ni loolu ko jëlee ci parti Rewmi de Thierno Bocoum nekk na député mais bi muy nekk député ci parti Rewmi ay moroomam ñi ngi woon ci parti Rewmi te kenn tabu leen tey jii moom ñu tabb ko ba si àgg ñu dënd ko Déthié Fall jël place am Thierno Bocoum ban compétence la ëpp Déthié Fall loolu mën nañ poser question bi ban xañan la ko ëpp ba tax ñu ne Thierno Bocoum moo war a jël place du Déthié Fall parce que liggéey na ci assemblée nationale mais ñaata nit ñoo nekkoon ci APR nekkoon ci Benno nekkuñu député te kenn déggu leen ñaata nit ñoo nekkoon ci liste Benno te kenn déggu leen mennum Thierno Bocoum génn ñu ne liñ ko deful ci liste yi du ñàkk ni moo ko merloo góoma ni loolu la ndax Thierno war na magale boppam li ëpp loolu parce que Thierno ci jamono yi Abdoulaye Wade la ëppoon engagement sax parce que boobu dugg na ci kaso 23 juin ñu gisoon ko ak jeunes yi fu ndaw taxaw mu taxaw fa mu doon ndaw lu xereñ ci wàllu politique mais bu ñor jëm ci wàllu communication gis nañ ci mbiri Karim Wade mu taxaw combat bu am même bu dul dara di nga gis kanamam waaye te di nga gis kàddoom ba ci mbiri Khalifa Sall mu amoon ci engagement coalition taxawu Dakar Thierno Bocoum bokkoon na ci ñi doon communiquer ak ñoom parce que boo xoolee dans les débats naam nekkuloon ci liste mais da leen doon défendre comme comment se fait-il ñu ne li mu nekkul député moo indi loolu bu dee loolu la góoma ni Thierno Bocoum war na mën a doxee noonu war na mën a wàccee boppam parce que nag fii falu ak folleeku moo fi ne beneen bi ci topp mooy Thierno Bocoum est-ce que li dàq ñeneen ñi moom moo ko dàq parti Rewmi maanaam li dàq Omar Sarr dàq kii di Waly Fall dàq kii di Awa Gueye Kébé dàq kii di Pape Diouf dàq maître Nafissatou Diop Cissé est-ce que nekkul ni moo ko fa jëlee mooy dafa nekk ci benn parti boo xam ne Idrissa Seck moo fa ne di buur di bum mi maanaam Rewmi boo xoolee Idrissa Seck moo yor lépp mais aussi ni Idrissa Seck tëbalee ay étapes Déthié Fall sama question foofu la est-ce que du Déthié Fall mooy problème mu parti Rewmi parce que parti Rewmi ñu mënoon a nekk numéro 2 parti bi bari na Omar Gueye Omar Sarr Pape Diouf Nafissatou Diop ba ci ay Awa Gueye Kébé mais ñu xëy rek indi un jeune Déthié Fall ñu ne ingénieur la kàngam la Idrissa Seck moo fa teg ba mu indi woon problème ci parti bi ba ay Omar Sarr génn est-ce que du Déthié Fall mooy problème parti Rewmi est-ce que du Thierno Bocoum
Déthié Fall mooy problème lu mën a ne la parce que man góob ma ni Idrissa Seck mooy problème Thierno Bocoum parce que Thierno mooy Idi mooy Thierno mais est-ce que du Déthié Fall mooy problème bi parce que mi ngi jël ay base te ci communication moom ngay gën a dégg moom ngay gën a gis même conférence des leaders sax jëm ci opposition bi Idrissa Seck du teew mais Déthié Fall mooy teew ça veut dire que Déthié Fall moo commencé di nëbb ñëpp est-ce que nekkul ni parti bi tey jii dañ koy sax gérer par procuration moo tax loolu am kon le cas Déthié Fall il faut que ñu étudier ko ci réew mi maa ngi dégg gars yi di analyser mais eggaguñ foofu parce que bi Déthié duggee rek ci la ñu bari dem parce que aussi neexul ay nit rey seen bopp ci benn parti doon ay mag doon ay cadre nga xëy un jour nga jël benn booy rek ne ko yaay numéro 2 mu nekk ci lépp di burdu bi mi tey ji ñu def ko député mu taxaw dans tous les combats peut-être méritam may na ko mais aussi tey li wolof naan bëgg buur bëgg laa ko gën xam ne ñeneen ñi bëgg nañu Idrissa Seck mais Idi Déthié Fall la bëgg te nag wolof Njaay neen dégg ko wóolu moom la wóolu kon mu doon problème mais aussi beneen problème bi ñuy seetlu ci kaawu kii di Thierno Bocoum est-ce que nekkul problème xaalis Thierno est-ce que nekkul dafa commencé sonn parce que député la woon di fayeeku am ay privilèges am oto am lépp mais tey ji bu dul mandat wu député am lan mooy métier wu Thierno Bocoum léegi nag bu toogee quelques mois gis ne xaalis baa ngi rës comme léegi gars yi transhumance bi duñu xëy rek dem APR dañuy créer mouvement parce que dem maa ngi dégg ci presse ñu koy laaj mouvement wala parti mën a man ak samay nit ñooy dajaloo def ceci ou cela est-ce que loolu du raccourci ngir mën a nag am yenn privilège dugg foo xam ne salaire dina fa mën a génn yooyu gis parce que yooyu dund nañ ko ci PDS gisoon nañ ñi gënoon a fidèle ak Ablaye Wade wa doon wax seen bopp Wade éternel ay Souleymane Ndéné ak ñeneen ñoom Farba dinaa ci dikkaat ñoom Pape Samba tey jii dem nañ parce que opposition neexul dafa metti mais dina ma jaaxal ci kaw Thierno parce que Thierno bi muy ànd ak Idi ci Ablaye Wade boobu Ablaye Wade moo gënoon a metti mais mu ngi ko doon muñ mais mu daan dégg benn kilifay politique mu ni ma ci gën a mën opposition mooy ki mës a mos nguur mooy boo xasee ba mos nguur wàccaat doo mën a opposé comme ni nga doon opposé parce que naaj bi daa tàng de ker gee gën a neex te nguur gi mooy ker gi moo tax fu ne nii opposé ci politique fii day doy waar day metti loolu ci suñu gars yi moo tax il faut que ñu laaj njàngat mu rëy mais aussi le cas Idrissa Seck il faut que ñu xoolaat le cas Idrissa Seck mooy Idi gars yaa ngi dem rek Idi 2007 moo nekkoon ci ginnaaw Ablaye Wade ñu ñëw ci yeneen élection yépp day gën di wàcc te mën na ba wax fii 4e président mu jël ci 5e opposant maanaam mu jël 5e ci élection tey jii ñi mu doon mu jël ci politique Macky Sall sax mi mu doon wax naan élève am la tey jii Macky Sall mooy président léegi est-ce que nekkul ni Idi moom mooy wàcc dafa am benn natt wala poisse bu ko topp parce que Thiès dana gagné Thiès yëpp département bi léegi mënatul am département bi mi ngi ci commune bi mais buñ gisee électorat am dafa gën di wàññeeku ndaxte li jigo ci moom danoo bari alors que politique dañ ne addition la mais doo soustraire maanaam da ngay yokk mais doo wàññi mais li fa jugo bari na te trou la bu demee ba Idi di làqatu ci ginnaaw Khalifa Sall taxaw Dakar kon y a problème parti réew mi li mu amoon amatu ko parti réew mi ngi wàcc parti la boo xam ne amul animation mais aussi tey ñi milité ci parti bi amuñu base fan nga dégg waa réew mi ñi ngi animé bu Idi génnul rek dara du yëngu alors que parti dañ koy animé dundal ko mais aussi tamit di yokku mbooloo bi fa ne massification mais loolu amul ci parti réew mi beneen bi ni nga wax kaaw Thierno mais le cas docteur Abdourahmane Diouf boo xoolee ci parti moom mooy porte parole bi moom moo nekkoon directeur SONES donc pertinent am xam-xam dëkk Tëngéej mi ngi ci avion yi mi ngi dem kenn déggatu ko ci réew mi kenn gisatu ko est-ce que nekkul dafa gelé ay activités am kon lan moo des parti réew mi bu Idrissa Seck kon y a problème dafa mel ne Déthié Fall rek moo fa des le cas Déthié il faut que gars yi xoolaat ko est-ce que nekkul li Déthié sa si Idi moo neexul ak choix yi Idi di def parce que di seen fi leena seen directrice de campagne bu Idi ñëw benn année mais mu ñëw mu doon faay erreur de casting di am ci parti réew mi nañ koy xoolaat nañuy xoolaat bu baax la moo dal parti réew mi bu Idrissa Seck ak choix yi Idrissa Seck di def ci wàllu politique choix bu njëkk bi mooy yàkkamti taxoon na mook Ablaye Wade ñu taxali ko parce que ay ambition am la woon beneen bi ci topp ñu xool ni Idi Mouride la Idi Tidiane la ay débat yoo xam ne da koy gën di wàccee choix bi mu def ci Talla Sylla jël ko def ko maire Thiès
mais loolu ñu bari nanguñ ci wax soit bi mu def ci Talla Sylla jël ko def maire Thiès tey jii Talla Sylla war na ko pourquoi mu porté woon choix ci Talla Sylla waa Thiès aussi tey nee nañ gisatuñ Idriss Seck kon erreur politique yi dafa bari ci parti Rewmi bu Idriss Seck kon mu jot ñu xoolaat boobu les partis yi bu dee Idriss Seck ambition yi muy wax mi ngi ak moom jëm ci wàllu politique mais aussi tey réeroo bi mu réer ak PDS mënatul ànd ak Abdoulaye Wade ci dara loolu aussi ñu bàyyi ci xel loolu aussi ñu bàyyi ci xel waaye tamit yenn choix yi ànd ak taxawu Dakar est-ce que choix bu baax la woon boot ci ginnaaw Khalifa Sall parti Idi libéral la bu boot ci ay socialiste est-ce que loolu ci côté idéologie mën nañ ko nangu problème Idriss Seck gars yi nee na du génn fa mu toog lay toog mi ngi France mi ngi Thiès Idriss Seck mi ngi def tournée te damay wax ku bëgg a jot réew mi ni Macky Sall defoon ngay def maanaam wër Sénégal ñafe muye la mayo rayante mais du ay discours yi neex ay discours politique du loolu ci lay jëlee réew te wala fi dañuy faral di wax naan ki naaw sa dunq di ruus fi nga jëm soriwul kon kaaw Idriss Seck ak partem il faut que ñu xool ko ak ban nattu mais est-ce que du àqu instant Sankaré moo leen dal foofu laay tëjee instant Sankaré bi Idi njëkk dem élection moo ko joxoon récépissé am nga xam parti réew mi amul woon récépissé instant Sankaré ba mooy professeur Omar Sankaré bi gaañu rakkam moo amoon parti ñëw sacrifié wu jox récépissé kii est-ce que reconnaissance bi doon am ci instant Sankaré am nan ko kon parti réew mi bu ma doon lim problème ak jafe-jafe yi bopp parti am mais aussi tey le fait que Idriss Seck radical de trop alors que en politique da ngay souffler le chaud et le froid li Ablaye Wade doon wax doo xuus da ngay tefesu mais Idi digganteem ak Macky du woote dialogue mu dem du waxtaanee dara fa leader yi teew bu fa naree teew sax ëppale na ko boppam mi ngi fay yónni Déthié Fall mais Idi dafa war di teew fi ñëpp di teew sénégalais di ko gis bañuñu ko bëgg nañ ko parce que politiquement am na expérience te li mu def Thiès ba léegi mi ngi fay tege exemple la ci yeneen politiciens yi mais exemple la ci wàllu cohérence parce que bi mu duggee rek ci Benno Macky Sall bi mu faloo moom dafa gën dem ne gisuma lu ma xam kon mu laaj njàngat lu rëy ci parti Idriss Seck lan moo xew ak fan lañ jëm ak bi la parti mbokk yi kon ñu leen di gërëm bu baax ci ànd bi ak seen site la teranga.info ak la Teranga TV di leen jaajëfal ba beneen yoon incha allah.